juróom-ñaari waxtu toftal fanweeri simili mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak Télé Futurs Médias xibaaru ngoon gi li ci gën a fës fukki ndaw ak juróom-ñeent la gendarmerie teg loxo ñooñu nag fekk baax ca Toubacouta ñu ngi leen jàppee ca bët saalumu réew ma ginnaaw ay patrouille yoo xamante ne ñoom waa gendarmerie ñu ngi koy amal ginnaaw li fa xew ba fukki nit ak ñeent nag ñàkk ci seen bakkan ci àll Boffa Bayotte bi takk der yi ne jamono ji dañuy sécuriser diwaan ba xewoon foofee ca Casamance fan yi ñu génn ba ñooñee doon ut bant ci àll bi ñu daal di leen faat loolee nag grand serigne de Dakar di Abdoulaye Makhtar Diop moom nee na Pierre Goudiaby Atepa Moussa Cissé ak seen i ñoom laale nañ ci mbir mi nee na seen wax bëri na ci presse bi te moom sax bu leen déggee daanaka xol bu jeex moom lay amee. ñu wax ci meew boobu ñu jagleel liir yi muy bàyyeekoo ca France groupe Lactalis di ko defar nag doxantu nañ ci yenn ci ay pharmacie yu nekk fii ci Ndakaaru liñ ñu xamal moo di ne dañuy dalal xelu askan wi wax ne produit yooyu lee groupe Lactalis di defal bokkul ci seeni marchandise te it kilifa yi nga xamante ne ñoom ñooy saytu lépp lu jëm ci wàllu lekk gi dugg ci suñu réew ñu ngi def seen liggéey dinañ ci ànd ak Pape Fara Ñing ci biir xibaar yi mbokk yi lii mooy ponk yi fi gën a fës léegi ñu daal di faram-fàccee. dellu di leen nuyu di leen dalal jàmm ci xibaaru ngoon gi doore ko lu soxal Casamance ak fukki nit ak ñeent yi ñu fa faatoon fan yi ñu génn gendarmerie nag jamono ji ñu ngi fa yamal ay patrouille di sécuriser gox ba loolee waral nag ñu teg loxo lu toll ci fukki ndaw ak juróom-ñeent ñooñu nag fekk baax ca Toubacouta gendarmerie teg leen loxo ndax jamono ji ñu ngi def seen kéem kattan rek ngir dalal xelu askan wi nga xamante ne ñoom ñoo dëkkee foofule ca Casamance ginnaaw fitna gi nga xamante ni nemmeeku dañ ko fa fan yi ñu génn dañu fay fekki suñu envoyé spéciaux Barka Ba Ibou Cissé. ci fajar teel la section de recherche ak GIGN dugg ci biir Toubacouta nekk arrondissement Niassia di bërëb bu ñu buumee woon ci ay anam yu ñaaw fukk ak ñeent ndaw yu ñëwoon wut si mat ci àllub Borofay Est ba gendarme yu lieutenant-colonel Issa Diack bi jiite section de recherche excès teg nañ loxo fukk ak juróom-ñeent ndaw yu dëkk ci biir Toubacouta. am ci ñoom ñeent ñi nga xamante ne ba ñu génnee kaso yàggul gannaaw bu ñu leen jàppoon ci ay tuuma yu ñu tegoon seen ndodd ne dañoo dóoroon ci ay dóor yu metti yu ñëwoon wut si mat seeni mbokk ñoo ngi ci tiit ak njaqare nee nañu xamuñu lu ñu tuumal seeni doom. ci suba tam ñu dégg rumeur bi ci bruit boo xam ne kenn xamul bruit bi fan la jógee ñun dañuy yeew ci suba si rek ñu gis suñu rakk yi ak suñu mag yi ñu yóbbu leen kenn xamul xama militaire yi ak gendarmerie mot na 20 kenn mënul nelaw ñu génnee suñu mbokk yi tiit nañu de mënuñu nelaw fu mu ne ni moom même ndekki sax ndekkiwuma ndax lan yërëmande sama mbokk yu ñu yóbbu ni surtout sama rakk yi yoo xam ne sama doom yi yoo xam ne xamuñu dara fu ñu ne ni dañuy jaaxale. On sait pas il s'agit de quoi. Nous on ne peut pas savoir au fait. ñun daal mënuñu xam lu tax ñu jàpp ndaw yi xamuñu ba xam lu fi xewoon moo tax ñu jàpp leen wala bokk leneen a tax waaye ñun daal li ñu gëm mooy kenn amu fi yéene faat doomu aadama. Parce que peut-être ce qui se trouve aujourd'hui au niveau de nos cœurs, personne n'a une réflexion peut-être de faire mal à quelqu'un. ci yoonu Boffa di dëkk bi ngay jot balaa àllub Borofay fu ñaawteef bi amee woon ñu dal ci patrouille armée Sénégal nangu ñoo àddu ci seen liggéey. ñoo ngi fii ci Boffa gannaaw dëkk bi nag la forêt classée Bayotte Est tàmbalee muy bërëb bi nga xam ne foofu lañu fàttee woon ñu ñëwoon wut si këriñ armée ak gendarmerie ñu ngi wéy di doxal seen liggéey mooy jébbal yoon ñi def ñaawteef bi ni mel. Barka Ba lay xew ca àll boobule fan yi ñu génn ba fukki nit ak ñeent ñu faat leen nag grand serigne de Dakar di Abdoulaye Makhtar Diop moom jàpp na ni Pierre Goudiaby Atepa Moussa Cissé ak seeni ñoom laale nañu ci mbir moomule nee na li ñuy wax fan yi ci presse bi bëri na te moom sax bu leen déggee daanaka xol bu jeex lay am ci mbir moomule nee na mel na ni am na leneen lu ci laxasu moom vice président bu assemblée nationale dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Alassane Ba. dama wax ne. la xew ca Casamance ñëpp di ko mettitlu lenn la ca topp ci ay déclaration man Abdoulaye Makhtar Diop vice président de l'Assemblée nationale grand serigne Dakar dama la ca topp moo gën a tàng sama xol fuuf parce que fan yi topp li ma dégg ñu ngi wax ci télévision yi mel ni ñooñu dañ leen yónni di défendre rebelle yi naan waxoon nañu ni lii dina am alerté nañ leen
buñ leen reyee ñoo ko def ñoo dem daggi ay bant ñoo yàq forêt Casamance bi est-ce que Lebu yi sañ nañu ne kenn du napp fii ci tefes gi est-ce que ñoom mi ngi koy sañ na ne kenn du napp ci fële ci Fatick est-ce que kenn Ndarien yi sañ nañu ne kenn du napp ci Ndar waaye ñu ne forêt bi kenn du ko dagg waaw nañu bàyyi état Sénégal défendre ko boppam. mais forêt classée aussi. ma ne forêt classée mbaaw bis bu ñu dagg fa ay mat quand une forêt est classée c'est l'État dans une république qui la protège. Alors donc quand on dit que dañuy yàq forêt bi dama ne ñuy yàq forêt bi du ñuy for ay bant ak ay mat yu ñuy taali cin ay étudiants dem di wuti ay mat di ko fay seen frais scolaire dama ne forêt bi ñu ko yàq ñu ngi ci biir yor ay séeréer ay billes de bois de 30 mètres di poser 10 tonnes di ko teg ci ay pelle ay camions di ko yóbbu ñoo yàq forêt bi. boo waxee plateau télévisé kan nga def. ma ne wax naa la ko ci tubaab man Abdoulaye Makhtar Diop laa tudd dëkk Ndakaaru yàgg ci gouvernement bi yàgg seetaan lii ba Casamance masé am ba léegi kenn masul sañ am rébellion nga leen di défendre ci télévision bi kenn masu ko gis. dama ne Pierre Goudiaby Atepa ñoo bokkul lycée maa tudd turam Moussa Cissé maa tudd turam Khatta Bodian on a fait lycée Blaise Diagne maa tudd turam quand je les ai écoutés j'étais écœuré et beaucoup de Sénégalais yoo xam ne jotuñu rajo sont écœurés wolof yi dañuy wax ne xare bi rey koy jeexal boo leen pare ngeen juboo mu ngoog mu doon ay kàddu Abdoulaye Makhtar Diop di grand serigne de Dakar mu soxal mbir moomu lay xew ca Casamance fan yi ñu génn dañuy dem ca Kaffrine wax ci ndaw mi doon wuyoo ci turu Cheikh Nguer moom nag ñu daal di ko faat ci fan yi ñu génn amoon lu toll ci ñaar fukki fan ak ñeent njabootam nag li ñu bëgg jamono ji moo di yoon def liggéeyam ci wàllu woowu fexe ba ki nga xamante ne moom moo ko faat ñu daal di ko teg ay daan yu metti dañuy dem ba fële ca Kaffrine fekk fa suñu naataango Ibrahima Diame. njabootu famille Sané quartier Escale du Kaffrine ak dëkkandoo yeeg jegeñaale yi ñoo ngi ci naqar bu rëy ba nigi ni la ji jooy seeni doom bi nga xamee ne ki ñuy duppee Cheikh Nguer ñàkk na bakkanam ginnaaw biñ ko jamee paaka am na ñaari semaine Kissa Sissoko kenn la ci nijaayam yi. booy bi soo xoolee condition yu mu génne yu mu laqoo munoon na ñàkk parce que soo xoolee fu ñu fekk corps bi mu tëdd ak tali bi bon ça ne fait même pas 5 mètres te c'est une route qui est fréquentée donc je crois que si l'endroit était éclairé bon les gens allaient voir le corps et on aura l'occasion maintenant ñu évacuer ko directement à l'hôpital pour sauver ko voilà léegi comme enquête bi mu ngi en cours ñun lu ñu mun mooy topp enquête bi topp ko parce que il n'en est pas question qu'on baisse les bras dañ koy topp jusqu'au bout. mer bay futtu lañu def ñi nga xamante ni ñoo di woon ay xaritam ñoo dajaloo ci seen kër ga pour masawu njaboot bi waaye itam pour bokk ak ñoom naqar bi le Nabou Cissé kenn la woon ku ko jege lool. mais tey dafa metti ku nekk da nga koy xool ci sa bopp ku nekk da ngay natt naqar bi ci sa bopp ndax tey lii nii ku ne naqariwu la da ngaa jurul doom ku ne naqariwu la da ngaa amul mag wala amoo rak amul njaboot amul dara. nga mën kaa jël kooku boo demee ba wër kaa mën a rey sax nga xalaat yaayam xalaat famille xalaat ay xaritam xalaat ay dëkkandoom ba boo waree def lu ñaaw sax nga reculer waat. ñu sukkandikoo nag ci témoignage yi jam-jam yu metti moo tax kii di Cheikh Nguer ñàkk bakkanam moo tax it nee nañ bëgguñu leneen lu dul yoon def liggéeyam ni mu waree. parce que c'est trop facile un jeune homme qui était à la fleur de l'âge que tout le monde connaissait à Kaffrine grâce à sa bonté et sa générosité est mort par des actes vraiment ignobles. Et nous implorons que justice soit faite. Bonte nag bi nga xamee ne xale bu góor bi la ñàkk na bakkanam waa police ñëw nañ jël ki ñu jàpp ne moom moo ko def yóbbu ko kaso Cheikh Nguer nag di ki ñu rey moom amoon na ñaar fukki at ak ñeent doon nag yaakaaru njabootam. ci wàllu wér-gu-yaram ñu wax ci meew bi nga xamante ne moom la ñu jagleel ay tout tànk groupe Lactalis di ko defar nag ñu ne dafa am daal lu ci ne am njeexital ci wér-gu-yaram mu tout tànk yooyu le doxantu nañ ci yenn ci ay pharmacie yu nekk fii ci Ndakaaru li ñu xamal nag moo di ne amul benn powu meew boo xamante ne groupe boobule bi ko defar bu ne ci seeni pharmacie ñu ngi dalal xel bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoom ñoo di woy jëfandikoo yi naka noonu wax ci liggéey bi nga xamante ne ñi saytu lekk yi dugg ci biir réew mi ñu ngi koy def jàpp nañ ni liggéey bu mucc ayib la bokk ñu ngi sàkku ci askan wi ñu delloo si seen xel ndax produit yooyu lee Lactalis di defar ñoom jotuñu ci ñu ànd ceeg Pape Fara Ñing. Lactalis déedéet xaw ma ko nag franchement déedéet. meew mi nga xam ne baaxul ci gone yi jamono ji te ñu tuddee ko Lactalis gisuñu ko ci benn pharmacie fii ci capitale bu Sénégal ñenn ci pharmaciens yi nee nañ ñu ngi doog a dégg bi la tur. déedéet amuñu ko fii dégg naa ñu naan am na scandale bu am France. mais yegsiwul fii de. waaw bàyyi dala xel Sénégalais bu baax di leen wax ne lee boobu ñuy dégg je pense que amu ci benn problème waaw parce que pharmacie moom sécurité totale la garantie aussi amul benn danger bon bu amee genre problème yu demee noonu
automatiquement processus yi dañuy demander yi nga xam ne jot nañ ko livrer au niveau des pharmacies ñu retourné leen ko donc du am benn problème ci population bi. boobu le meew nag nga xam ne liiri lañ koy jox te mu am salmonelle pharmacien yi di dalal xelu sénégalais yi ne leen benn jëye du leen mës a dal ndax gisuñu ko fii. maa ngi leen dalal seeni xel fii amul Lactalis. lu ni mel mos nga ko dégg. lu ni mel waa dégg naa ko ci Gampico mais ñun à chaque fois bu amee genre yooyu dañuy retourner produit yi rek après mu jeex. waaw maa ngi dalal xelu sénégalais bu baax di leen wax ne lait boobu ñuy dégg je pense que amu ci benn problème waaw parce que. pharmacie moom sécurité la sécurité totale la garantie aussi amul benn danger bon bu amee genre problème yu demee noonu automatiquement processus yi dañuy demander yi nga xam ne jot nañ ko livrer au niveau des pharmacies ñu retourné leen ko donc du am benn problème ci population bi. mais moom di Lactalis jamono ji fanweer ak juróom-ñaar ci ay ndaw laal na leen ca France ca Espagne benn boo xam ne ñu ngi koy waaj a dëggal fële ci diwaanu Grèce jamono ji gisuñu ko fenn ci pharmacie fii ci Ndakaaru wala ci Sénégal. ci biir yenn ci ay bërëbu fajukaay nekk fii ci Sénégal nag dañu fay jaay deret loolee di kàddu ki nga xamante ne moom moo di Mamadou Abou Koli di secrétaire permanent des donneurs de sang loolee nag mi ngi koy ñaawlu bu baax a baax ndax deret moom jàpp na ni képp ku ko soxla da nga cee war a jot ci anam yu mucc ay yëpp mu doon ay kàddu yoo xamante ni mu ngi ko yëkkati ca Sangalkam ci ab xew-xew bu ñu fa doon amal dañuy teewlu ay kàddoom ci micro bi Radiagne. deret bi nga maye balaa ñu ko jël di ko jox feebar nit ku feebar ku tëdd hôpital il faut ñu segg ko xool ba xam ndax am na jàngoro waa wala déet bu dee am na lenn loo xam gis nañ ci nit ki boobaa nañ ko contacter ba xool lii ak lii moo nekk ci wu. parce que deret kenn du ko jaay tout le temps ñoo ngi dégg ñi ñaan jar dañ koy jaay mais jaay kenn du ko jaay ak foo mën a dem ci Sénégal amul kenn kuy jaay deret di ko jaay parce que ñun ñi nga xam ne ñoo yëngu ci biir ñu ñuy maye suñu deret dañ ñëw taalal suñu loxo maye ko ngir yàlla ak yonent bi ci mun koo jël faj ci ay doomu aadama ñu koy may également ñoom dañ koy segg dafa goom baax ku ñëw bu fekkee fekk nga ko fa ñu jox la ko nga dem faj sa malade mais du lu ñuy jaay ci li ñu xam rek ñun du lu ñuy jaay ñu ko hôpital principal jaay ñu ko centre national transfusion sanguine jaay ñu ko feneen mais nag li ñu mën lu wër mooy képp ku dégg ñooy fenn dañ fay jaay deret am nga droit dem sañ-sañ dem ci yoon nga dégg daañu diw lay jaay deret bu dee am nga ci ay preuve yu sincère égal nga indi ko rek ñu xool lu ñuy def ba yoon mun ci teg def lu mu ci war a def daal. ñu dem ca ñàgg école ñàgg pël nekk ca commune Tivaouane Pël foofee nag ndongo yi ñoom kontaan lool ndax jot nañu ci seeni blouse yooyu lee ñu jàpp ni daal bu ci ñëpp jotee dina tax ba ca l'école ba kenn du xàmmee ki nga xamante ne yor na wala yorut naka noonu élèves yëpp daanaka tolloo ci wàllu njàng mekk njàngale mi dañuy dem ba foofule ca Tivaouane Pël fekk fa suñu naataangoo Ousseynou Thiam. nekk fii ci booru Lac Rose nag lii di école ñàgg pël nag daanaka ndongo ya fay jàngee amul kenn ku ci amoon blouse waaye nag ci ndimbalug ñi di gérant hôtelier yi tey ji jafe-jafe boobu weesu nañ ko. fii dañu toog ñu def réunion avant ñoom ñuy ñëw ñu ne Dakar ñëpp a ngi sol blouse ñàgg pël ku si nekk ak seen yére laitier te là-bas dina am distinction entre xale yu am ak yu amul. teguñu ci quelque temps le président des parents d'élèves Ablaye Dia ñëw wax ñu problème blouse ñu ne ko réunion nañ ci ñun ba pare li nga ñëw nii nag daf ñu gën a motiver ci semaine bi dinañ fexe ba gis benn tailleur bu ñu defal ay blouse de xamuñu kañ lay pare duñ la wax tel jour lay pare far tailleur bi liggéey guddeex bëccëg pour defar blouse yi nag ñun yaakaaruñu yem rek ci blouse yi yaakaar nañu sax à la longue def gratuité blouse fourniture ci biir école bi mu nekk suñu participation pour le développement du Sénégal. doon nag geste boo xam ne bi lii di corps pédagogique bi rafetlu na ko lool jàpp ne nag blouse yooyu dina tax ci wàllu social daal du am xaajaloo ci lii di élèves yi. joxe blouse bi tax na élèves yi gën a góorgóorlu di gën a jàngaat aussi parents yi bu ñu delloo parents yi aussi xam ne léegi école bi ngi avancé am nañ blouse mais ñu aussi seen toile leneen. daal mooy lu rafet la. mosul am si école bi mu mën a tax élèves yi gën a góorgóorlu élève bu solee blouse bi maa ngi école bu ma demee sama kër daxas blouse bi foog ko ba mu sax léegi su ma ñëwee école dinaa mën a góorgóorlu ma jàng en plus parents yi dañ xam ne blouse yi dina tax ñoom aussi ñu gën a sawar di gunge seen élève seen doom yi bu ñu yéegee kër ga. yooyu gérant hôtelier nag ne dinañ gunge lii di njàng mi ak njàngale mi fexe daal ba lii di élèves yi ñàgg pël ñoom ay formation qualifiante rawatina ci domaine hôtellerie yi.
Ousseynou Thiam Mbilor ab gox la bu soriwul dara Richard Toll foofee nag jeune républicain yi ñu ngi fàttali président Macky Sall diggé yi nga xamante ne defoon na ko di dina leen jàppale ba seen nekkin foofee ci seen dëkk ba gën a mucc ayib ñu ne nag boobu ba léegi ñoom ñu ngi toog di xaar bokk ci COJER ñu ne bëgg nañu nekkin gu mucc ayib kenn ci ñoom di Cheikh Tidiane Sarr dañu koy teewlu ci micro Ousseynou Diop. ndax ñun dañ nekk ay xale yu engagé yu xale yu taxaw jug pour xeex ngir président de la république ñun gëm nañ ni li mu teg ci Sénégal yi mooy jëmale réew mi kanam mooy jëmale Sénégal kanam te ñun dañu am droit ñu jot suñu wàll ndax Mbilor tey ku wax Mbilor xam ne Mbilor dëkk problème la foo laal fépp ay metti jëlal mbay mi teer yaa ngi si suuf baa ngi fii tëdd si bois kenn mënul bay kenn amul moyen te ay jeunes noo fi ne am nañu suuf am nañu ndox am nañu jant am nañu soleil loolu yëpp war nañ mën fexe ba mu exploiter loolu noonu suñu poste de santé bi ñu am tey ji jigéen bu fi war a mucc tey suñu mag yeeg suñu yaay yi dañu am problème yu bëree bëri ndax lan amuñu sage-femme yu équipement yu war amu fi dañuy mujj di dem aar Thiatol wala aar Dagana te xam nga ni yooyu war na jeex si réew mi tey ji suñu rakk yi nekk au SEM chaque jour dañuy yeew 6 heures du matin pour faire 5 kilomètres pour dem sem jàngi semu Kar Mbay xam nga ni loolu war na jeex si réew mi bourse familiale président Macky Sall lancé nag Mbilor gisu si boppam ñun xamuñu sax luy bourse familiale si télé bi lañ koy déggee nañu xoolaat mbir yi càmbaataratal ñun mbir yi ndax Mbilor am na ay problème yu bëri te ñun si war taxaw boo duggee Mbilor rek da ngay am gàcce taal sa téléphone kenn du la woo ba jot la boo bëggee woote dalay jaral nga yëg si kaw garab ak si ay miir donc loolu war na jeex ñi ngi ñaan directeur PUMA ak ñëpp ñu si war man jàpp ñu fexe jàpp si loolu. sëkk yu Médina nag ñu doon ko setal tey Bamba Fall di meeru gox ba moom jiite liggéey bi li mu xamle moo di ne am na chantier yu am solo yoo xamante ne war nañu ko fa def liggéey boo xamante ne jëm na ci jekk-jekkalaat bërëb boobu fàttali ne lu toll ci fukki njaboot ak ñett ñoo daal di joxe ci seen suuf ngir rek ñu mën a jëmmal boobu les cimetières bu abattoir bu Médina dañu ci teewlu ab compte rendu bu Cheikh Tidiane John ci caméra bi Jafara Ba. Cimetière abattoir bu Médina mun nañu ne doon na fukk ak ñett ci ay famille yu collectivité lébu la. Il y a 13 titres fonciers de Dial Diène, Mapate Mbaye, Diène Diagne, Seck Diène, Mamadou Mbaye, Biram Demba Diop, Rokhaya Gueye, Ale Mbaye, Alpha Diol, Maysa Gueye, Gornaaru Gueye, Diab Diène, Madiène Thiam. li ko dalee ci atum 1912 ba 1974 daanaka mun nañ ne kilifa yu bari ñoom fii lañ leen denc ndaxte jamono jooju génnewu néew fii ci Ndakaaru dañ ko doon aaye. Ablaye Armand Ndiaye mi ngi judd 1987 mi ngi décédé en 1961. Guerre 14-18 la guerre mondiale ñi ngi ko incorporé à Bordeaux mu nekk fa di xare ba tubaab yi ne mosuñu gis combattant mu mel nii waaw dafa def ay jaloore am na fa ay blessures de guerre. moo tax ñu jox ko médaille la médaille militaire médaille croix de la grande guerre chevalier de la légion d'honneur officier de la légion d'honneur et commandeur de la légion d'honneur mooy africain bu ñu jëkk jox commandeur de la légion d'honneur. jamono ji nag wax ñaata nit ñoo fi tëdd nekk na loo xam ne jafe na lool suñ sukkandikoo nag ci kàddu kii di grand sëriñ bu Ndakaaru. xamuñu ñaata nit lañ fi denc xamuñu ko ndax këyit yi nga xam ne moom la ñuy wax archive mairie daf ci bari lu yu yàqu parce que archive mairie mu nga nekk ca kaw mairie ba ci étage bu mujj ba ca grenier bi lañ koy wax grenier daf ci am at moo xam ne taw bi moo fa jaaroon mu senn mu yàqu. at bu ne dañ fi amal ab opération boo xam ne dañuy bay fii di nettoyer armeel yi nekk fii nii ci abattoir ci Médina niki ren nag maire bi nee na fas naa yéene sumb ay chantier yu bari fii nii ci abattoir. jéem a seet nan la ñuy gën a yokk sécurité cimetière yi ndax am na problème d'insécurité surtout guddi gi éclairage bi ñu xool tamit ci biir nan la ñuy fexe bu moom éclairage yu baax bàmmeel yi nga xam ni gis nañu ni xam nañ ñi fi tëdd ñen la ñu gaaw wutal leen tableau pour génération yi ñëw am ay repères. groupe Futurs Médias ni mu ko baaxoo di defee ak këru diine yi ma nga woon ca Louga ak njabootu Thierno Mountaga Daxatal ci ab ziyaara bu ñu fa doon amal directeur groupe bi nag li mu xamle moo di ne groupe bi moom dina wéy di gunge kër diine yi ci bépp xew-xew boo xamante ne am nañ ko naka noonu ñu soxla it ay ñaan li ko dalee ki ko jiite di président Youssou Ndour Mamadou Ibra Kane jiite woon boobule délégation dañu koy teewlu ci micro suñu correspondant Thierno Fall. dafa ñëwoon di la nuyu di la ziar ci turu Youssou Ndour président groupe Futurs Médias
bépp liggéeykat bu nekk foofu ñëw nañu jële ziar ci ziar bi nee na ñëw itam nekk taalibe ndax moom fuutanke la doomu fuutanke la loolu moo waral su ma ñëw ci tey ak délégation bi omo won nee na mu ngi ànd ak Muntagali TFM et TFM religion jogir affaire serembe e radio RFM e journal maɓɓe biyeteɗo l'observateur o e internet GFM fof ardi ko heddi ko noon kala ko ganduɗa ceerno aɗa ummani ɗum sa haali min mbaɗat sa haalani min mbaɗat ɗum ala komin namni hen ko yoɓate ɗum ko Youssou Ndour hoore mum Youssou Ndour ci boppam mu nga xam ne moo jiite kër gi nee na lépp loo xam ne Thierno Mouhamadoul Bachir yëkkati nga ko boo waxee dana nu ko def boo waxul dana nu ko def te doo ci fay dara. ci wàllu caada ñu wax ci artiste bi di Issa Samb ñu gën koo xam ci turu Jo Wakam moom nag li nga xamante ne bàyyi na ko fii gën nañu ko fësal ngir nit ñi gën koo xam ab occasion la ci ay dellu si ci ay réalisation moom Issa Samb ndax liggéey gu am solo ci wàllu caada def na ko fi rawatina ci nas la ñuy def rek bu gën a delloo nit ki cër ak gëdd ga mu yelloo dañ ci ànd ak Ibou Diouf ak Yaaya Diallo. taxaw ngir fësal liggéey bi nga xam ne kii di Issa Samb te ñu gën ko xam ci Jo Wakam dëkk fi bàyyi Jo Wakam nekkoon artiste peintre bu ràññeeku doon bindkat bu mag tamit kuréel bu ëmb ay artistes yu yëngu ci wàllu art plastique ñoo booloo rek ngir def li ni mel fas yéene ko delloo njukkal tamit. pour génération bi ñu mun a am ay matuwaay pour mun a gën a mun a dem si kanam avancé mun a siggi mun a gëm seen bopp. dem donc loolu moo taxoon mu bind benn téere jagleel ko génération bi nouvelle génération bi mooy ndaw tey nii. loolu moo tax exposition bi am. ñoom ñi nag li ñu bëgg rek mooy fësal liggéeyu kii di Issa Samb wala Jo Wakam gannaaw ba mu dëddoo àdduna ci weeru avril 2017 ñu gis ne liggéeyam bi war na continuer di jëriñ askan wi rawatina ñi gën a féete ndaw. thème bi mu ngi ko dëppee woon mu ngi ko tuddee woon. Alem l'avenir Alem mooy daf ñuy yóbbu si benn jëmukaay boo xam ne ni ku nekk la di nga fa suñ fa eggee dinañ mën a am jàmm pour mën a defaraat tabaxaat may defaraat nit jox ko ay matuwaay yoo xam ne mun na avancer. liggéey bu ñuy rafetlu ba tax na ndaw yi gis ne rek foo ñu booloo fexe tamit ba askan wi mën a gis li nga xamante ne rek loolu la fi Issa Samb bàyyi. ñu mën a jëriñ ñeneen tamit. pour jagleel ko ñii nga xam ne bëgg na ñëw xool ba pare nag exposition yi nañ ko jagleel xale yi donc loolu moo tax ñuy tegoon exposition bi ñun nga xam ne ñooy waa laboratoire Agitar kuréel bi yëpp ñoom nga xam ne ni participe nañu si exposition bi. Issa Samb wala Jo Wakam wuy ji woon boroom 25 avril atum 2017 moom Jo Wakam bi nekkoon sculpteur peintre ak bindkat bu ñu ràññee dëddu na àdduna terewul liggéey bi mu fi bàyyi ci wàllu aar wéy di soxal askan wi. rawatina ñi gën a féete ndaw. jaajëfal ko moom Ibou Diouf yegsi nañu ci xibaar yi biti réew yi dañ ci ànd ak Aminata Mbaye Sow. Afrique du Sud la ñuy tàmbalee actualité internationale ak ñaawlu ak manifestation bi nga xam ni mu ngi fay wéy ginnaaw marque bi di H&M bi mu publicité benn xale bu góor bu sol ab pull boobu nag ñu ngi ci bind xale bu góor bi nga xam ni race noire la bokk moom mooy singe bi gën a rafet ci àddina bi loolee nag jur coow lu rëy foofee ci Afrique du Sud ndaxte ñi nga xam ni ñoo jiite parti gauche radical bi di EFF ñoom ñaawlu nañ bu baax a baax publicité bi nga xam ni dafay gàkkal deru nit ku ñuul loole tax sax ñu amal ay manifestation daal di dugg ci boutique yi nga xam ni marque boobule foofu la doon jaaye ay yére ñu daaneel yére yi tasaare lépp toj vitre yi comme ni nga koy gisee ci image yi ndaxte ñoom nee nañu derub nit ku ñuul dootuñu nanguti ñu koy gàkkal foofee ci Afrique du Sud bu ñu sukkandikoo ba léegi ci ñi moom magasin boobule di H&M ñoom nee nañu fi mu toll nii fukk ak juróomi magasin yi nga xam ne amoon nañ ko ci Afrique du Sud dañ koy tëjandikum ba coow li dañ ci fàttali tamit ba léegi police sax moo mujjee ñëw ngir dakkal manifestation ak yàq gi nga xam ne ñu ngi ko doon amal ci boutique yooyu te marque bii di H&M
ay Suédois moom ko doon fa jaay ay yére. Une deuxième nuit de violence. Tunisie ñuy màggal juróomi ñaareel anniversaire ginnaaw bi fa révolution bi amee anniversaire boobu nag dafa agsi rek ci contexte boo xam ni manifestation yi bëri woon na loole foofee ci Tunisie ndaxte ci fan yi ñu weesu askan wi dañoo wàcc ci mbedd mi te manifestation yooyu nag askan wi dañoo jàppoon ne rek nguur gi définirul benn politique jagleel ko ji nga xam ni seen loxo jotul seen gannaaw loolu nag bi mu amee ak léegi ay manifestation yu bëri amoon na fa ñu arrêté woon ci tamit ay nit yu bëri waaye fi mu toll nii nag daa mel ni nguurub Tunisie tàllal na loxo askan wi nga xam ne ñooy manifester ngir ñu wàññi dund bi foofee ca Tunisie. Pape François yëkkatiwaat ay kàddu di ñaan ñu gën a ormal ñi nga xam ni dañuy jóge Afrique di dem ci réewu tubaab yi ndaxte moom Pape François nee na tamit nit ki nga xam ni dafa jóge ci réewum ñëw sa réew li nga ko war a def rek mooy tàllal ko loxo ndaxte xamoo li ko indi ndaxte moom nee nañu migrants yi naam ci yeneen dëkk la ñu jóge waaye teewul bu ñu ñëwee ci dëkku tubaab yooyu lee dañ leen war a yaatal ubbi leen bunt yi ci fàttali kàddu yooyu nag Pape François mu ngi ko yëkkati ba supp ñi nga xam ni ñooy migrants yi. jaajëfal ko Mame Aminata Mbaare Sow yéen it naka noonu ci teewlu bi fii la ñu yem ak yéen ci xibaar yi Cheikh Tidiane Diaw noppi na ngir gunge leen ci xibaar yi ci français laata loolu ñu leen di ñaanal guddi ci am